ville. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La Sonac SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le Code CIMA. RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewoo Sénégal. RFM Matin 8h jot na bismillah mbokk yi ci xabaar yi ci wolof ci gàttal Barthélémy Ngom asalaamaaleykum Barthélémy. maaleykum salaam Babacar di nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média xibaar yi taw bu métti bi wàcc niki démb lor nañu bëri dalee ko Dakar ba Kaolack jaaree ko Richard Toll ba Dagana fu nekk mbënd la ñu bëri nag ndox mi nangu na seeni kër yokk ci yoon yu bëri kenn mënatu fa jaar loolaa tax yuuxu wàllu jibee fu nekk yuuxu wàllu googulee mel ni Lassana Gagny Sakho dégg na ko njiital ONAS nee na xamul feneen de waaye Kaffrine moom fi lekk at daañu tàggoog i mbënd mi liggéey ba natt nañ ko ci lu jege ñaari milliards ci sunu koppar littoral bi maanaam tefes gi kenn dootu ko joxe jaare ko ci ab décret waaye ci ab loi la ñu koy jaare loi boo xam ne assemblée nationale moo koy woote décret d'application bi yéegee nañu ko ndawi réew mi ñu war cee def ay amendement laata ñu koy adopté tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaari aada yi daañ ci ànd ak Fama Dione Coronews Pape Bes di bali ci yéeni kay la ñuy jeexalee ak Alaaji Assane Gueye lay doon. Barthélémy Ngom. Abdou Thiam moo fare ci machine yi mbokki nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ak rajo Futur Média ñu dooree ko taw bi métti bi wàcc démb lor nañu bëri fu nekk ay inondation la tàmbale ko ci banlieue bu Dakar foofu nag ña ca yëngu maanaam ñiy xeex mbënd mi yeggee nañu gouvernement bi seen i ñaxtu ne daal lanu bëgg mooy ñu indi saafara ci mbir mi benn yoon mu jeex mu di interpellation boo xamante ne ñu ngi ko yeggee gouverneur bu Dakar Alhassane Sall nag dalal na seen xel sàkku ci ñëpp ngir ku ci nekk daal dugal ci sa loxo Jo Maroon. muy ay canalisation yu manqué wala sax ay moto pompe yoo xam ne dafa tumuranke ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci xeexum mbënd mi fële ca banlieue li la ñu eggee gouverneur bu Ndakaaru kuréel googu nga xamante ne dafa lëkkale ñi ñu tuddee ay réseau volontaire pour le développement de la banlieue soxla nañu nag gouvernement bi def lépp ngir jafe-jafe yi nga xamante moom la ñu am ci ndox mi bari bi mu jóge fii ki yor seen kaddu Abdou Samad Diouf. urgence yi mooy renforcer les motopompes d'abord aussi yenn zone yi nga xam ne tey peut-être machine mënu fa dem ñu drainer ko defar ay sillons ba nga xam ne au moins bu ndox mi ñëwee dina couler tranquillement dem ci zone yi nga xam ne les canaux foo demee ci commune yu mel ni Diamaguène Sicap Mbao nga xam ne les grandes artères comme Tali Mame Diarra ay carré Tali Abdou Ndiaye dafa nekk ay mbedd yoo xam ne dañu soxla tey au moins ñu fattar ñi ko mais en tout cas daal li nga xam ne mooy suñu problème mooy nañu doter des motopompes jox ñu aussi tamit des moyens. gouverneur région bu Ndakaaru dafa gis ne doxalinu ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs yi nga xamante ne ñoo jóg ngir xeex mbënd mi fële ca banlieue bi li ñu def rafetlu na ko lool Alassane Sall yokk ci ne sax jële fi mbënd mi moom war na mën a nekk. mën na nekk waaye nag programme la mun ñu defandoo lépp ci benn instant ci benn endroit donc dañuy jël de gros moyens def ko fenn pour régler problème bi tabax nañ fi cité Tawfekh donc en l'espace de quelques mois jël ñi nga xam ne moom ci ndox bi yóbbu leen foofu léegi ñi nga xam ne nag programme bi eggul foofu effectivement nii la ñuy def motopompe def canalisation def drainage gérer hivernage bi le temps que nag des moyens lourds ñëw pour ñu investir ko pour que affaire bi jeex. waaye gouverneur bu Ndakaaru dafa ñaax rek askan wi ñoom ñëpp ñu fexe rek jàppale gouvernement bi ci jéego yi nga xamante mu ngi koy def yokk ci nag ñaawlu doxalinu ñen ci ñi nga xamante ne dañuy faral di yàq ouvrage yi wala sax matuwaay yi nga xamante ne kilifa yi ñu ngi koy teg ngir xeex mbënd mi. Jo Maroon mbënd moomulee ca Kër Massar daanaka bari na ay gox yu ca sonn Camille Bass Alaaji Paate wala boog sax Kër Bakka yegg fa doon na lu jafe askan ngay xuus ci jamono ji ndongo ka mi fa demoon yeggee nañu it lay xew ca commune yu Diamaguène Sicap Mbao Tivaouane Diacksao wala boog sax Guinaw Rail. Kër Massar doon dëkk bu ñëpp nag di xuus ci ndoxum taw mi quartier yu ci bëri ña fa dëkk nag nekk ci akuma jaaxle fu ci demee ni ki quartier Alaaji Paate cité Camille Bass Kër Bakka ci yooyu la gox ndoxum taw mi nag daal dee xañ jàmm ñi fa daal dee dëkkee tax ba kenn mënta dem kenn mënta dëkk ngir doxi say soxla waaye ci jamono joojee yéen ci commune yu nekkee ci département bu Pikine te mënd daan leen sonal ñu ne nag yëg nañu akum dal gannaaw tawi alxamis ji fu ci demee ni ki Tivaouane Diacksao Guinaw Rail Nord ci Guinaw Rail Sud tunnelu train express régional bi ndoxum taw mi daan faral di nangu fi mu toll nii nag naam taw na waaye terewul oto yi ak nit ñi ñi ngi fay mën di jaar Amadine Diagne moom nag ci Guinaw Rail Sud la daal di dëkk. bon alhamdulilah ci benn côté bi ci boori tunnel bi ñuy wax bon alhamdulilah nit ñi ngi jàll ak oto yi amuñu benn jafe-jafe foofu mais ci biir quartier bi comme ni ñu koy waxee ndox mi ba léegi ñi ngi dund ci taataa yi. ca Diamaguène Sicap Mbao ñi ngi xeex inondation ci terrain bi ni tawi alxamis ji nag taxul ñu amu ko jaaxle fi mu toll nii li leen dese nag ngir ñu génne ndox yi taa ci yenn ciy quartier daanaka bareetul ndax matériel ba nu yor lu ci demee ni ki juróom ci ay moto pompe mu
am ci boo xamante ni ñu ne xajul ci mbënd ndax 300 mètres cubes par heure lay daw. Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. Ndongo Ka lu ne mel moo am ca Rufisque rawatina ci quartier bi ñuy wax Colobane 1 foofu nag askan wi ñoom it ña nga fay xuus ne coono bi ñuy dund nii yëpp ñi di responsable train express régional yi ñoom ñoo ko waral ndaxte dañoo ñëw ba seen wecc quartier daal di fa defa pont taw bi bu ñëwee ndox mi wàcc si seen i kër ñu déglu ci Abdou Diouf Diagne. bu fekkee fii si Tëngéej ci am na quartier boo xam ne sonn na lool ndax ndoxu taw yi Colobane 1 la quartier boobu jamono ji nga xam ne nag yàlla jaa ngi taw ñëpp nekk seen biir kër yi daaw da njool ak ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ci quartier boobu lee ña ngay def seen i pexe ngir ndoxu taw mi daal di génn seen kër yi. mu nekk nii li ñuy dundal métti na trop taw baa ngi nii kenn si ñun ñemewul a tëdd xale yaa ngi nii ñemewoo def dara lépp taw bi rek métti na lool si ñun fi mu nekk nii kenn yaakaaru na nelaw ba bërset parce que da ngay ragale nelaw ndoxu taw bi dugg ci biir léegi xale yi ak courant beeg yooyu. jafe-jafe bi nag di gulet te ñu koy dund ci quartier boobu nga xam ne mu ngi nekk ci commune bu Rufisque Est askan wi nag ñoom li ñu jàpp ne moo ko waral mooy liggéeyu train express régional liggéey boobu nga xam ne sax dafa tax ñu daal di amal ab pont ca bopp koñ ba. critère bi amulee boobu ba léegi mosuñoo daj lii travaux terre bi seen pont bi ñu def ndox bi fi mu waroon a wàcc ñëw ci biir canal bi ñu suul canal bi jël ndox yi yëpp dévier ko ci biir kër yi mën naa la wax ne fi mu nekk nii daal terre bi la ñu gën sécuriser la population bi ñu ngi daj loo xamante ne mënuñu ko nettali kenn lu dul ku ñëw di ko dund fi mu nekk nii ñun pare nañ sax pour fanaan ci mbedd bi parce que wax dëgg neex yàlla sonn nañu jaaxle nañu ndax teer bi nga xamante ne amul benn njëriñ. daaw si jamono ji askan wi nga xam ne nag ñoo nekk ci quartier Colobane Guy Mouride ñoo doon yuuxu te it jàmbat gu ni mel lan doon wax RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. lu ne mel moo am ca Kaolack foofu quartier yu bëri ñu ngi ci biir ndox mu di nag loo xamante ni métti na lool askan wa ndax xamuñu nu ñuy def ba génn seen i kër ñu ne canalisation bu bon moo leen ko yóbbee Ibrahima Diame. ay ndoxu taw kese ci biir quartier Xaaxuna mbedd yi kenn gisatul suuf si xale yi di sangu ci biir mag yi di xuus daanaka kër yu bëri ci biir koñ bi de seen ay borom ndox mi génnewaat na leen Moussa Ndiaye ak njabootam ay dëkkandoo ñoo ko fàtt. at mu nekk daal dañuy fees del fooy la ñuy abal si nga borom kër gii able na borom kër gee able na mboolem ku dëkk ci koñ bii rek génn nga ñëpp a yàqule nag ceeb yeeg mat la yeeg lépp loo yaakaar doomu aadama dina ko dundee si biir këram rek suñu tool ñu ngi ciy jafe-jafe ay basang lañ yóbbu fee di ko lal. ci wetu kër yi la fees dell ki ndox atelier yu bëri itam ndox mi nangu na leen ci biir menuiserie bi de matériel baa ngi tomb ouvrier yi nekk ci njàqare mënatuñu liggéey. atelier yi yàqu nañ xool constaté xool atelier bi c'est des machines ay millions la yii ay millions la jar mais vraiment dafa ñaaw quoi waroon na ñëw gisu nag. bassin de rétention ak travaux de canalisation yi nga xamante ni tàmbali nañ ko depuis daaw dafa mel ni dafa faf jural leen jàngoro. mais bassin bi daf ñoo gën a lor ndax lan bassin bu amee te amut fu ndox jàllit dañuy gën a loru waaye duñ gën a baaxle kon nag nañ fexe bassin bi jàll ñun mën a am jàmm mais bassin bi bu jàllut Touba Ndorong dootul nekkati Touba Ndorong Touba ndox lañ koy tuddee mais kon te ñun suñu xar yeeg suñu nit ñeeg ñëpp ñu ngi faatu. bu ñu fa jógee daal dinañ dem ci bassin de rétention yi mu mel ni ouvrage yi fees nañu dell ki ndox mu mel ni bougéwul benn yoon ci wet ga ay charrette lañu gis ñu yëpp nit ñi ñu mën a traverser li mel ni dekk pour mën a wutali biir quartier Gawane Ibrahima Diame Kaolack rajo Futur Média. Ibrahima Diame dem ca Dagana foofu it kazalika ndox mi sonnal na leen lool. tax nax ña nekk ca mairie ba yëkkati kàddu ne problème mu assainissement la ñu amee te loolu nag yàgg nañ ci dox ay jéego jëmee ci nguur gi waaye boobaak léegi nguur gi dalee na tànqamlu muy nag loo xamante ne ñoom autorité ya ñu ngi koy mettitlu bu baax a baax Mamadou Diagne. gannaaw taw yu métti yi ñu nemmeeku ci ñaari fan yi ñu génn ci biir département bi commune bu Dagana mi ngi ci biir ndox mi mu nekk situation boo xam ne li ko waral bu ñu sukkandikoo ci adjointe maire bi di Anta Diop Niang mooy jafe-jafe bi nga xam ni dëkk bi mi ngi koy jànkonteel jëm ci wàllum assainissement ak tamit station pompage bi nga xam ni moom dafa jàpp ni doole ji bëriwul la. début des képp dafa faible depuis 99 ñu ngi am station boobu xëy na réglé na pas mal de problème mais ba léegi problème bi dafa des ndax aujourd'hui Dagana mérité na ñu assainir ko Dagana mérité na ñu gën ko jàppale ci régler problème des kepp ba mu gën a mën a gérer jël en compte difficulté yi nga xamante ni
population riveraine yi mooy problème bi. yi nekk ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu sukkandikoo si adjointe maire bi mi ngi xam leen ni mairie bi def na démarche yi si war yëpp si kanamu autorité étatique yi waaye nag liñ si nemmeeku mooy ab tekkaaral boo xam ne autorité étatique yi dañ ko si amal la. ce silence des autorités étatiques. tekkaaral gii nga xam ni nguur gi daka amal si mbir mi leen man daf ma jaaxal ndax lu yàggul sax kii nga xam ni mooy ministre d'État nekk tamit maire commune bu Dagana de Oumar Sarr interpellé woon direction bi nga xam ne ñoo yor wàllum ndox meek assainissement bi ba ñooñu diggoon que ni que daañ si def dara mais ba jëmmi yàlla tey defuñu si dara mu nekk mbir moo xam ni min mi jaaxal na ma trop ndax dama yaakaaroon ni nguur gi nag war na def lépp lu mu mën ba régler problème assainissement bi ak station pompage bi lee ngir njëriñu askan wi. les populations riveraines. donte li autorité yooyu xoromu lu ñu leen waaye kii di adjointe maire commune bu Dagana mi ngi xam ne ni ñoom duñu bàyyi seeni loxo ndax daañu def lépp lu ñu mën ba saafara jafe-jafe bi lee lépp nag ngir njëriñu askan wi. Mamadou Diagne fii si Dagana ngir rajo Futur Média. Mamadou Diagne dellu siwaat fii ci Ndakaaru laata ñuy dem ca Kaffrine fii ci Dakar nag ci banlieue bu Dakar la ñuy delluwaat nga xamante ni quartier yu bëri ñu ngi amee ndox jamono ji ñu bëri nag ci ñoom ne li leen ko yóbbee mooy liggéey ba ñu sumb jëm ci bus rapide transit Salif Sow. yi de fi ne moo jël bu bàyyi ji des jël. benn waa kër gi ñu ngi jéem a ŋàcc ndox yi nga xamante ni ñoo fees dell ci diiwaan wi ba ñuy agsi ci bërëb bi boroom kër bu góor bile la ñu fekk moom muy ŋàcc. sama boroom kër mais li dara gën a koy metti nag. bu sëñ bi sonnee soxna yi jël. waaw képp koo gis instant bii nii du ñu may génn këram. ñu sànni suñu gët ci fi leen wër daanaka kër yëpp lu nu mel la ñuy def monte quartier bi am na lu ñuy wax station de pompage. seen pompe benn saa bu tawee mu tàkk ñu ngeen ñu arrangé. merci ba fut ndax amul njariñ. chaque jour nit ñi fii loolu leen dëkkee fii yëpp day taa xam na loolu du yoon ak bayal bu toll nii fële lay taay ba fii di taay keroog mënut a taay chaque jour nit mënut a jaar fii nii ndox mi du ko bis bi di jàll géej di dugg si guddi gi di ñëw ci gox bi nga xamante ni asamaan si xiiñ la def ba ñuul tiim leen nelaw ba yandoor xalaatuñ ko la ñu wax ñoom ñi yeewoo cité Jinko. lii moom bu continuer musiba la moom li ma xam ne bu continuer moom arrangé wu kenn. mais mu ngi xiin ba léegi asamaan see tànk rek di fii nii la feneen tamit li nekk fii la. tey soo duggee ci biir cité yi nga jël lu mel ni cité Santanak Air Afrique Sofraco Biagi ñoom ñëpp dafa nekk ay cité yoo xam dañoo inondé. ci jamono jooju am na ay tali yoo xamante ni ndoxu taw yi leen nangu nañ ko bëri na gërëb yu du mel yàqu-yàqu yi tamit xayma bi takku na loolu fii dem bi ak dikk bi mel ne lu sukk di raam. fii de bu tawee moom ci yoon bi pour ñu am oto yooyu day metti daal. Salif Sow Guédiawaye ngi rajo Futur Média. Salif Sow ñu yegg nag ca Kaffrine moom ba tey foofu mbënd maa nga fa waaye nag njiital ONAS office national de l'assainissement du Sénégal di Lansana Gagny Sakho nee na xamul feneen de waaye Kaffrine moom fileeg at daañu tàggoog mbënd mi. liggéey ba nag xayma na ko ci lu jege $2 milliards ci sunu koppar fa la ne woon ca Kaffrine ngir xool liggéey ba ndax ma nga doxam déet Omar Ndiaye. ñëwoon nemmeeku si tolluwaayu liggéey bi ONAS sumb ci Kaffrine ci atum 2017 ba léegi yërnduwaale tamit barab yi nga xam ne dafay faral di am ndox moom directeur bu ONAS di xam ne naam jafe-jafe yi am na waaye am na as jéego Lansana Gagny Sakho moo di directeur bu ONAS. waxuma jafe-jafe amul mais lu bëri sotti na école 5 bi nga xamee ne daaw ak boor boobu yëpp boo fa taxawoon kenn du fa dugg defe naa gis nañ ne ren difficulté amu fa lii nag pàcc rek bu ñuy commencé la li ñuy def tey mooy terminer projet bi ci lu gën a gaaw xalaat nag affaire eaux usées parce que eau pluviale boo ko defee bàyyi eau usée population yi dañ ciy branché wu. liggéey bu ñu sumb ci quartier Diamaguène centre ngir fànq mbënd mi mu toll ci $2 milliards moo tax mu jàpp ne fii ak i ay weer liggéey bi yëpp dana sotti. président de la république moo ko diggee woon premier ci conseil des ministres décentralisé bi ñu xayma woon xaalis bi $1,2 milliard la mais seetlu woon nañ ne après que dañu war a jàll national bi def benn bassin d'écrêtage ici bu mag moo tax def nañu avenant tey ñu ngi tourné autour de $2 milliards mais bu ci yàlla àndee projet bi année prochaine dina jeex complètement. loolu moo waral sax daanu leen may ab pàkk boo xam ne daañu fa mën a tabax ngir def fa dëkkuwaay bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Wilane di rafetlu jéego bile. waaye pour loolu yëpp ñoom nag il faut que ONAS am dëkk dal fii ci Kaffrine ni ko région yëpp amee loolu ci diir bu gàtt gouverneur ak préfet dinañ ànd ak mairie bi may ONAS terrain fii boo xam ne dañuy gaaw tabax seen service nga xam ne lu amati duñ woote wàllu Kaolack wala Ndakaaw. jamono ji leen ay tiwo yu bëri lañ fi jóor wërngal wi yaatu lool ngir mu mën a manque ndox mi xalab ko ca àll ba ñu am yaakaar nag fii ak i weer ronq ñu Diamaguène centre ak Kaffrine 2 dina fer ci mbënd mi
Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar Ndiaye ñu génn ci ndoxu taw bi dem nag ci tefesu géej gi mu di littoral bi jàppale ne tefes googule kenn dootu ko joxe jaaree ko ci ab décret waaye ci ab loi la ñu koy jaare loi boo xam ne assemblée nationale moo koy woote décret d'application bi yéegee nañu ko ndawi réew mi ñu war ko nag càmbar def ay amendement laata ñu koy adopté loolu nag bu ñu sukkandikoo ci kii di Cheikh Ndiaye Sylla moom mooy directeur cabinet bu ministre de l'environnement ñu teewlu ko ceeg Youssouf Bodian. temps yi yëpp am na ay wax yu bari ci littoral bi nit ñu bari di jàmbat li ñu fiy def ni ñuy joxe concession yi ni ñuy joxe titres yi ñu bari tamit vraiment di ko ñaxtu quoi léegi ñëpp jóg ci te boo leen seetlu bu baax autorités yi bari def nañ ay visites ci littoral bi léegi yooyu yëpp ak li fi amoon poussé ñu depuis 2011 dañ commencé woon mais dafa xawoon taxaw tuuti temps yi nag ñu jëlaat ko pour eggale loi ak décret d'application pour nu ñuy gérer tout le littoral su ñuy wax littoral nag moom mooy booru géej gi yëpp plus fleuve yu dugg ci géej gi ak estuaires yi léegi lu ñu gis ci loi bi dañu bëgg a teg benn agence boo xam ni lu jëm ci wàllu gestion littoral boobu moom mooy saytu moom mooy liggéey ak ñëpp moom mooy coordonné parce que ñi bokk ci littoral bi dañoo bari léegi ci littoral bi tamit dañuy bëgg plan d'aménagement intégré dafay fexeel façade bi yëpp maritime bi façade littoral bi yëpp ñu am benn plan boo xam ni dañ koy teg mu nekk stratégie nationale de gestion du littoral plan boobu tamit am dans chaque région bu ñu buggee ñoom ay schémas régionaux boo xam ne dafay départ ci plan boobu pour ñëw ci région bi sachant que collectivité territoriale am nañ ci pàcc bu mag a mag ak responsabilité ci gestion boobu mais état bi ci loi bi dañu ni littoral bi ñëpp ko bokk ñëpp ci yem ci question wu rétroactivité loi bi ci disposition transitoire yi ci disposition yooyu dina am peut-être foo xam ni tabax nañ ko pare te waru fa nekk ñu ñëw tëj ko te loolu état bi dina ci def en toute responsabilité lu mu si war def yëpp parce que yenn saa yi soo joxee autorisation yi ba pare soo ko waree toj am na nooy def ak ñooñu ci ay remboursement ci ay indemnisation et cetera. Cheikh Ndiaye Sylla di directeur cabinet bu ministre de l'environnement fukki simili ak juróom-benn moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. kuréel gi ëmb délégué commerçant yi nekk fii ci Sénégal ñoom ñooy sàkku ci nguur gi. ngir rek mu respecté mbooleem engagement yi nga xamante ni mos na ko jël jëmee ci ñoom neñu marché yi ba fii nettoyage bañ ca waxoon amut yokk ci jotuñu benn dërëm ci fonds force Covid 19 am na it yeneen yoo nga xamante ni yëkkati nañ ko nay doléance démb la ñu ko xamle ci ab ndaje gu ñu seqoon ak taskatu xibaar yi Omar Mbow. nguuru Sénégal dafa nekk di wax ci ngelaw booba léegi di xamle membre association sénégalaise commerçant ak délégué marché yi amul benn engagement bi nguur gi jëloon lu jëm ci raxas marché yi dimbali jaaykat yi ci jamonoy mbas bi ñu nekk ak yeneen du benn buñ ci respecté di xamle ñi bokk ci bile association Mbaye Ndiaye di njiit la. président Macky Sall dajale ba am 1000 milliards maanaam junni milliards mu ni nag lii nañ ko dimbalee mboolem Covid bi daf leen a laal amul xejj nag amul seen ministère du transport ministère artisanal ak yeneeni ministère kenn ku nekk dimbali nga sa njaboot ba ñu yëg ni président jàppale na leen waaye nun commerçant yi suñu ministère bi ñu wax ne mooy ministère de commerce bind nañ ko ay yoon tontuwuñu nanguwuñoo déglu ma cee dolli ba tey dañoo waxoon ni dimanche ji bu ko kenn liggéey dañ koy raxas marché yi ma del xamal ni maire yi baliwul marché yi maire yi raxasul marché yi maire yi pompé wuñu marché yi jëlee commerçant yi fi ñuy faral di nekk te duñ leen teg fenn association commerçant ak délégué marché yi ne doy na fi yam ñi bokk ci bile association di wax ne ñoom ay sénégalais lañ te duñu nangu kenn di dox seeni kaw. marché ambulant ñu ngi leen di yëkkati rek di leen jaay doole ku daan liggéey fanweeri fan ñu la fukki fan ak ñaar nga liggéey ci biir weer bi metti na suñuy njaboot ñoo fa nekk di liggéey kon boog duñu nangu mukk ñu di ñuy tas suñuy marché te duñ ko tabax te duñ ca boole président noo ngi lay ñaan loolu na nga ko reel ci na mu gën a gaaw a rapidement. association sénégalaise des commerçants ak délégué marché yi ñoom li ñu bëgg itam mooy ñu daal di tabaxaat marché yu mag yi ngir rek ñu moytandi lakk yu bëri. Oumar Mbow ci at mi lu toll ci fukki forêt daal daañu leen classé bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ministre de l'environnement Abdou Karim Sall nekkoon ca Caajaay ni ki démb nee na nag nguur gi taxaw na tem ngir xeex dagg gi ñuy dagg garab yi ci àll bi te yu ci bëri yoon lu ci bëri duñ ko teg ci yoon moom meeru Caajaay nag moom daal dina xibaar ab projet bu nga xamante ni poumon vert la ñu ko tuddee mu nar ko def ca Caajaay googa maître Oumar Youm ak Abdou Karim Sall am na ndaje gu nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ngir rek lancer seen projet reboisement boobu la ca Caajaay ñu ànd ceeg Abdourahmane Diallo.
Caajaay fas yéene jëmbat lu toll ak 3 junni garab ci benn semaine commune bi sax fas yéene la délibéré 2 hectares ngir amal fay gàncax Omar Youm mooy maire bërëb bi. déjà am nañ ay programme de bois communal bu ñuy permettre ñu am benn poumon vert au niveau de Caajaay xam naa ci ay fan yu néew dinañ délibéré pour délimiter surtout bois communal bi mu nekk lu mu tuuti 2 hectares yoo xam ne nii dinañ ko mën a defar. bu ñu ci amee concours ministère environnement ak ministère de l'urbanisme pour que bois boobu nekk le poumon vert de Thiadiaye. mu doon tukki nemmeeku ci zone bi jóorum bi yor wàllum alam bi di xamle ni amal nañu ay projet tamit ci lu jëm ci ay forêt classée ci réew mi Abdou Karim Sall di yokk di xamle ni nguur gi ba léegi mu ngi ci xeexu daggum garab yi. depuis les indépendances. téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti forêt moo daal di am fii ci Sénégal forêt classée bu njëkk 1930 la te 1968 la ñu daal di classé forêt bu njëkk 1960 ba léegi juróomi forêt rek la ñu daal di classé balaa at mi di jeex jiitu réew mi Macky Sall fas yéene na classé fukki forêt ci juróomi région loolu nag boo ko xaymaa lu toll ak 75 000 hectares. qui fera un total de 75 000 hectares. nguur gi nag fas yéene fi ak fin septembre jëmbat lu toll ak 20 millions garab ci loolu sax autoroute Ila Touba dinañ fa jëmbat ay garab ci mardi bi ñu jëm RFM Mbour. Abdourahmane Diallo leneen it nay xibaar jàpp leen ne ñetti nit ñi bokk ci mennam njaboot gi ñu fekkoon leen ñu ñàkk seen bakkan ca Tiwaawan Papa Dia Cheikh Kane doomam ak soxnaam jébal nañ leen sunu borom ni ki démb donte sax enquête ki ba léegi leeragul ci li leen faat ñaanal nañ leen ngir yàlla xaare leen àjjana ñetti nappkat yi nga xamante ni ñoom ñoo suuxoon ci gaal googu fële ca fleuve Sénégal ca Ronx seeni néew gis nañu leen démb waaye nag nañu leen fekkee rafetul loolaa tax préfet ba daal di jël dogal ngir ñu suul leen fi nga xamante ni daal moo di fu sorewul dara ak géej ga nappkat yooyu nag ay ñu ngi jóge woon ci Saloum ci suñuy xibaar. ñu yegg si ci tàggat yaram Diagne Cheikh Tidiane noo def. maa ngi lay fay Ngom Barthélemy. ay walooy tàmbale. wàllu basketball lañ koy daal di door rek jamono gi coow li daal di nekkul ci diggante fédération sénégalaise bu basketball ak yenn ci ay kuréel yi nga xamante ne dañ ko daal di sos te ñoom nee nañ la leen tax a jóg moo di fexe ba défendre li nga xamante ne moo di intérêt basketball Sénégal ñi nga xamante ne ñoom de convergence pour le renouveau du basketball sénégalais ñoom jamono gi dañ leen daal di traduire ci commission bu discipline bu fédération sénégalaise bu basketball ndax doxalin mi nga xamante ni tegginewul ñoom nag nee nañu la ñu bëgg moo di fédération bi daal di indi ay leeral ci ni ñu yore li nga xam te moo di basket bi koppar yi nga xam te moo ci daal di dox dañ si ànd ak Maguette Diouf moom mi nga xam te ne moo di président section féminine bu basketball bu centre d'excellence des sports bu Louga doon itam membre ci kuréel googu di commission di convergence pour le renouveau du basketball sénégalais ñu déglu ko ci micro Abraham Paul Pouy. rafetlu adhésion massive bi nga xam ne moom moo commencé am si CRBS parce que ba Fongomeli am na ay membres CRBS boo demee dans le sud Vélingara Keroog Tamba Podor Kaffrine Passy donc dans les points les plus reculés du Sénégal nit ñi dañuy souffrir du basket moo tax xoolal ñoom ñëpp a daw ñëw xam nga donc keroog s'il n'avait pas cette situation de Covid là doon nga gis leneen te l'avenir nous le dira pas plus tard qu'aujourd'hui et hier des équipes sont venues rallier malgré les menaces de la fédération les équipes rallient la CRBS parce que xam nañ ne que CRBS amul benn objectif encore une fois on reconnaît la légitimité de la fédération c'est une fédération bien élue on le reconnaît leur légitimité et que nekkuñu fi aussi pour une logique de poste ou bien une logique de on est là pour une logique de transparence et de bonne marche du basket loolu moo tax a jóg CRBS loolu nag ku ñu ko teree wax moom amul ci àddina ils ont tout fait à la rencontre de Louga mobiliser ay police mobiliser lu ne mais ça n'a pas empêché la CRBS de mener ses activités parce que keroog bu fekkoonte ni ñoom ay pexe rek moom mooy tax affaire bi du am kon affaire doonul am mais la réunion s'est tenue très bien dans de très bonnes conditions d'ailleurs même le deuxième atelier s'est tenu en pleine rue. Thiaw ci basketball bu Sénégal Thiaw itam ca fédération ivoirienne bu football mi nga xamante ni ñoom itam ñu ngay waajal seen élection ngir am njiit lu bees juróomi fan ci weeru septembre coow loolu nag la ko waral moo di kii di Didier Drogba moom gannaaw ba mu déposé candidature am bu njëkk ñu daal di ko nangul président commission ba di commission électorale daal di démissionné ñu daal di indiwaat keneen ku bees kooku itam daal di ñëw
gàntal li nga xamante ni daal moom moo di candidature Didier Drogba ndax dañoo jàpp ni li nga xamante ni moo di charte yu ñu tëral moom Didier Drogba matlewu ko moo tax kon bokk ñu daal di kon bokk dàq li nga xamante moo di candidature am fi mu toll nii nag ñaari candidat ñoo daal di am ñaar ñëpp bokk ci fédération bi kenn ki di président kenn ki di doon fi tamit vice présidence fédération bi di Idriss Diallo ak Sori Diabaté lu ci mënti am rek Didier Drogba doonoon na profil bu baax ci basketball wala bokk ci football Côte d'Ivoire waaye la mu ñàkk mate lu ni mel moo tax ñu daal di ko gàntal dañ siy daal di déglu Abdoulaye Koné di suñu naataango nekk foofu la ci Côte d'Ivoire ci téléphone Seydou Nourouba. Une partie des Ivoiriens bien sûr une partie des Ivoiriens. am na yenn ci askanu Côte d'Ivoire yu bëggoon Didier Drogba nekk njiitu fédération bi Didier Drogba ndaanaan la ci football loolu kenn du ko bañ adduna bi yëpp a ko nangu métti na waaye kayit yi ñoo dogal ni mënul nekk candidat nañ ko waxte de itam Didier Drogba ak ñi mu àndal dañoo rek nekkoon di salfaañe lépp li nga xamante ni texte fédération yi dañ ko tëraloon te loolu moo tax tey mu yóbbee ko fu mu nekk. Texte établi par la fédération ivoirienne de football ce qui est dommage. Cristiano Ronaldo moom dana desandi doon joueur bu Juventus de Turin moom nag daal dina ko fësal niki démb daal di xam ne ni moom lépp li nga xamante ni moo di mbébétam jamono gi moo di fexe ba équipe bi di Juventus de Turin daal di gagné ay ndam foofu la ci Italie ak itam ca Europe moom nag daal di ko jaarale ci jumtukaay xarala yi di Twitter compte Twitter am kon bokk bu Cristiano Ronaldo. Thiago Alcantara ca Liverpool moo gën fuuf Lionel Messi ca Manchester City loolu nag moo di kàddu Wayne Rooney wax lu ni mel waaye jàpp nañu itam Messi bu fekkante ne ni ñëw na ca Manchester City ànd ak joueur bu mel ni Kevin De Bruyne di milieu de terrain foofu lay ca équipe bi. kon boog équipe bu Manchester City am na yaakaar yi tamit moom itam dana wane boppam ci lu bëri lu ci mënti am tamit jàppale ni ci FC Barcelone kii di seen président di Bartomeu la mu xamle moo di bu fekkante ne ni Messi nangu na deltu ginnaaw ci décision bu mu jël ngir daal di wutali beneen équipe moom su boobaa dana daal di démissionner ngir mën a permettre joueur di nekk à l'aise bu fekkante ne moom mooy problème bi loolu la wax. jar na ko. jaral na ko de Messi. tey ñëw lijjanti mbir mi rek. Messi daa bëgg mu dem de apparemment. waaw voilà mi ngi noonu léegi na socios yi maanaam les supporters fi mu toll nii. dem nañ ba taxawu ko daal pression bi métti na lool ci moom. waaw tey nag jàpp nañu tamit échec bi moo am na ci part de responsabilité ba tax na jàpp moom itam mu jàpp ni bu fekkente ne moom mooy problème bi. dana ca comme boog dana tekkil boppam ndombal tànkam. pour libérer waaw fileeg Messi voilà fileeg Messi nangu itam. desandi ci FC Barcelone. jërëjëf en tout cas fii dina leer fii léegi fan yii di ñëw. incha allah Cheikh Tidiane jaajëf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Coronews xibaar yi ñeel mbas mi ci àdduna si Fama Dione. dell nag jàmm ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ut gi ñu nekk bu juróomi waxtu jotee vidéo clip bu titre bi di mbele mbele te doolay Prince way ko dina génn. turam dëgg di Abdoulaye Diop ànd ci ak Ombre Zayen morceau bi nag bokk na ci ab album bu tudd New Breath Dooley nekk professeur musique ca maison d'éducation Mariama Ba règlement la teewul dina def yeneen genre musical ñu teewlu ay kàddu yi nga xamante ni taataan nañu ko. mbele mbele benn woy la boo xam ne comme niñ koy waxee ci wolof mbele mbele mooy koo xam ne day wax te wax bu bëri quoi wax bu bëri boo xam ne parfois sax du ànd ak jëf parce que dañoo def benn saytu la ñu def ci Sénégal nu mu tëddee ci société bi. voilà ci lañ jël man ak Ombre ñu jël son boobu noonu tuddee ko noonu wéy ci loo xam ne aussi day wane comme quoi ne nit ñi dañuy jëf dañuy wax ay waxu ginnaaw dañ lay def yoo xam ne mooy loolu mais ak nu mu mënti demee rek yow nekkal ci sa yoon parce que ñun dañuy jàpp moom mooy dëkk boo xam ne dafa bëgg a développé wu wax ji warul féete kaw jëf ji daal loolu moo tax ñu jëloon son boobu noonu wéyoon ko ci biir EP boobu ñu tudd New Breath. waaw à part ça aussi ñu ngi ci même continuité bi rek ñu ngi waajal ay yeneen projet yoo xam ne ñu ngi ko bëgg a def parce que instant bi nii comme que dajaloo amul mbooloo amul dañuy jéem a xool yeneen buntu yi ñu mën a jaar pour mën a def suñu promotion ndànk-ndànk en attendant activités yi di commencé waat. nekkoon na xibaaru aada yi waaye du woon Coronews Fama Dione ñu koy gërëm ci xibaaru aada yi ñu yegg si léegi ci Coronews
xibaar yi ñeel mbas mi ci àdduna si ànd ceeg Pape Bes Diba. bilan wu ñu faatu ci Covid-19 bi ci àdduna bi yëpp toll na ci juróom-ñetti téeméeri junni li nga xam ne ni nag am nañ doomu jàngoro bi jege na 24 millions. Organisation mondiale de la santé daal dina wax ci alxamis gile ne doomu aadama yi nga xam ne ni dañu nekk en contact ak ku am Covid-19 bi dañ ko war a tester moo xam mu am symptômes yi wala déed recommandation boobu nag ñi ngi ko def ginnaaw ay experts ñu interroger leen ci situation bu am ci États-Unis ñoom autorités yi foofu dañu xamle ne mbir mi nekkul loo xam ne daal lu jàmp la lu nécessaire lu ñu war a def moo xam nga am jàngoro ji te feeñul ca France feebar bi nag dafa mel ni luy gën di law tax na premier ministre bi Jean Castex annoncé na ne am na fukk ak juróom-ñeenti département yoo xam ne ni ca France dañ leen placé léegi en zone rouge mu mel ni muy zone yi nga xam ne ni virus bi nag dafay circuler ñaar fukk ak benn département ñoom la mbir mi laal wax na itam ne léegi nag solu masque mi moom day nekk léegi lu nekk par force ba ci Paris feebar bi ci continent Afrique bi feebar bi ci alxamis gi lu jege 1 million cas am na tam ñaari fukk ak benn junni doomu aadama yi nga xam ne ni faatu nañ ci mu di bilan boo xam ne bureau régional Afrique OMS ñoom ñoo ko xamal ñu ne réew yi nga xam ne ni nag ñoom ñoo gën a loru ci jàngoro ji Afrique du Sud la moom am na juróom benn téeméer junni ak lu tegal am na fukk ak ñetti junni doomu aadama faatu nañ ci Nigéria moom moo ci topp juróom fukki junni ak ñett nit yoo nga xam ne am nañ feebar bi am na lu toll ci 1 junni ñoom ñoo ci faatu Éthiopie moom moo ci topp am na 40 junni doomu aadama yoo xam ne am nañ feebar bi am na juróom-ñaari téeméer ak ñaari fukk ak juróom doomu aadama faatu nañ ci Maroc moom nga xam ne depuis ay une semaine mu ngi ni le dafa jànkonteel ak feebar bi di gën di law rek tax na dakkal visite yi nga xam ne dañ koy amal ci prison yi Rwanda moom daal dina yokkaat couvre-feu bu ñu doon amal ci guddi gi mu ne nag bépp déplacement moo xam ngay dugg wala ngay génn ci région occidentale bi ñuy Russie yi dañ ko arrêté loolu ngir mën a jànkonteel ak feebar bi nga xam ne dafay law. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi ñu ànd ceeg Hadj Assane Gueye. jàngoroy coronavirus di wéyal ak lawam ci àddina fii ci Sénégal it naka noonu yéenekaay bi di Libération xëy nag xamal ñu ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti agent yi kër docteur jàngoro ji jàpp na leen ci Sénégal diggante fukki fan ak juróom-ñeent ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août bi bu nu sukkandikoo ci xayma bureau régional bu Afrique bu OMS xayma gi seetlu nag ak wàññite aslëf ci coronavirus ñeel law gi waaye ba tey ak yéenekaay bi ministre de la santé bu Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr mu nga ciy dànkaafu ca naan ci benn wala ñaari fan mënee su ca xayma wàññite am déet ñeel ak jàngoro observateur moom ne ci biir réew mi waa kër docteur de district yi nga xamante ni ñoo fare ci biir réew mi di Sénégal danoo boole xeex ak coronavirus naka noonu ay jafe-jafe ci wàllu jumtukaayum paj limëb ñay faje waaye dax ci dolli askan wi ñenn ci ñoom ci gox yu xëcc yi ci Sénégal ngir defal leen ni test bu dee mandarga yi daa feeñ seen yaram ak ku leen rey la ñenn ñi yamale dale ko Xombol ak la ko wër jaare Kaffrine Louga Kaolack jàpp Njaaréem fu ca ne observateur wàccal na leen fa mbokk yi gëstu nekkinu fajkat yi ak tolluwaayu jàngoro ji coronavirus bi nag waraloon président Sall ak nguuram taxawal ab boyet koppar ngir taxawu askan wi rawatina ñi mbas mi laal ak ñi loxo yi jotul ginnaaw gi kuréel gi nu taxawal ginnaaw si muy topp ak may gët loolee neb ndimbal di comité force Covid-19 le quotidien ne mook njiit la général François Ndiaye dogu nañu ci leerlu ci nanu yoree koppari ndimbal googee jël nañu dogal yabalay ndaw ca ministère développement communautaire ak équité territoriale bu Mansour Faye jiite ngir saytu dépense yaak la koy firndeel ñeel ndimbal li ñu xayma ci juróom-ñeenti milliards démb lañu xamle loolee neb dogal ñoom comité force Covid-19 ginnaaw am ndajeek société civile bi askan wi nag soxla na ndimbal ci weneen wàll ginnaaw waame gi ak taw yu mitti ñaari fan yi ci fu ci bari ci Sénégal Vox Populi ne réew mi ci boppam mooy xuus jamono yi dale ko Pikine Guédiawaye jaare Kër Massar Rufisque Saint-Louis Dagana Matam Kaolack Kaffrine kenn mucc ca ay njaboot yu ndox mi fanaan loo biti ay pont yu dog ci misaal ba doxoon diggante Semeek Dunde ak it ay yoon yu kenn mënatul jaar wàllu koom-koom ak luy suqaliwaat ak sëwe kërug tukki gi
gi ci jaww ji di Air Sénégal observateur xëyee plan bi ci nguur gi jógtee ay milliards yu bari ñu ne ngir ëpp aérien bi bañ a nëxmeelu ci boppam lu ëpp ñetti téeméeri xëy yu nu fa daal di téye ba tey ak it ñoŋal ak roplaani Air Sénégal yi toll ci juróom-ñett ci roplaan tukki moomee ci jaww ji nag ak wàllu tourisme jëwriñ ji nu ko dénk di Alioune Sarr jàpp ne tàmbali na suqaliku yooyee secteur jëwriñ ji ci waxtaan wu yaatoog le témoin ne président Sall dafa teel a jóg ci wàllum taxawu gi jëm ci tukki mi ci jaww ji waaye it wàllu tourisme ñeent fukk ak juróom ci milliards ngir Air Sénégal juróomi milliards ngir secteur privé gi ci secteur aérien fukki milliards ngir wàllu tourisme ak yeneen loolee waral mu ne juróom benn junniy xëy sawe nanu ko ci secteur transport aérien gi téeméeri junniy xëy ñu sawe ko ci wàllu tourisme la tribune moom gis ne xàmmee farata ak sunna daal ci koppari réew mi nanu koy dépensé baax na ci wàllu woowee sax yéenekaay bi dafa jàpp ak nganuk président Macky Sall gi ca Paris ne am na fa fu mu nangoo ak njuumte ci fànn woowee ci gën a daal di jëmale investissement yi ci fu ci mel ni wàllu luy dekkiluwaat lii di mbay mi gën a suqali càmm gi napp mi waaye it gën a suqali it mbiram garab ak l'hôpitalu faju ci Sénégal dañuy des ak tukki président Macky Sall googee ca Paris mu nekkoon nganuk journée de l'entreprise yëpp fa woon le témoin ne sàkku na fa moom président Macky Sall ci patron France yi bokk ci kuréel gi di MEDEF ñu am bët beneen bu ñuy xoolee Afrique naka noonu waa Afrique ci Vox Populi mu naan leen ca Afrique mooy avenir bi ci ëllëg ci su ngeen soppiwul gisin wek xoolin wi ñeel Afrique lu mooy na woon fa woon di ngeen am mbetteel Le Soleil xëyee nataalam moom président de la République muy gaaral ak wan waa France atu di ngëneel yi Afrique am Afrique guy suqaliku moom Macky Sall nag kañ lay ndaje meneen di am diggam ak Abdoulaye Wade Lamine Ba bu PDS ci waxtaan ak Source A ne moom Macky Sall de du moo diggoon Abdoulaye Wade visite kon moom la ñu war a laaj lu tax defu ko ba fii Karim Wade ak nanuy dundeeg moom ak wàllu distance gi yeneen Lamine Ba ne du seen coobare waaye pouvoir bi moo leen ko imposé livre di téere Thierno Alassane Sall bi mu dikkaat nag ci yorinu Abdoulaye Wade ba woon ci bopp réew mi Lamine Ba ne du nangu benn yoon ay nit bëgg a siiw wala am jëmm ci politique tax ñu bëgg a wéeru ci PDS enquête moom xamal ñu ne ndeke ci biir police bu Sénégal mi dóoree ko taali grenade léeg-léeg bu askan wi ñaxtu am na ca ay ñaxtu ca xaw tuut mu jëm kaw bokk na ca li ko waral ñu ne décret bu jël direct ay agent de police yu 37e promotion def leen ni brigadier ca nag tëpp waa 33e 34e 35e ak 36e promotion taxawal nañ nag ab commission spéciale ngir xoolaat yëf ya def ci recommandation ci yéenekaay bi ba tey di enquête directeur général police Ousmane Sy naan ca képp koo xamante ni nepp agent gis nga as lëf ci sa ak wala yelleef wàññiku daañ ca indi jubanti. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeeri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay. jërëjëf Hadj Assane Gueye mbokk yi jërë ngeen jëfit ci teewlu bi xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali ci li ci gënoon a fës taw bu metti bi wàcc ni ki démb lor ñu bëri li ko dalee Dakar ba Kaolack jaaree ko Richard Toll ba ca Dagana fu nekk mbënd la ñii di ut ñii di xuus ña ca des di wut ab yoon wu ñu jaar ñu bëri ndox mi nangu na seeni kër yokk ci yoon yu bëri kenn mënatu fa jaar loolaa tax yuuxu wàllu jibee fu nekk yuuxu wàllu boobule mel ni Lansana Gagny Sakho dégg na ko njiital ONAS nee na xamul feneen de waaye Kaffrine moom fileek at daañu tàggoog inondation yi liggéey ba natt nañ ko ci lu jege 2 milliards ci sunu koppar littoral bi maanaam tefes gi dootuñu ko joxe jaaree ko ci ab décret waaye ci ab loi lañu koy jaarale loi boo xamante ni assemblée nationale moo koy woote décret d'application bi yeggee nañu ko ndawi réew mi ñu war ko nag càmbar def ci ay amendement laata ñu koy adopté Barthélémy Ngom newoon ci kàddu gi ci machine yi Abdou Thiam ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen way leen di ànd ak programme rajo Futur Média. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphé Paris ont conçu pour la beauté de la femme noire et métissée une gamme variée de produits aux extraits de plantes naturelles. Opalia, c'est 6 produits gommants et hydratants pour votre plus grand soin.